Donc on vous explique tout comme ça en cas de discussion ci grand place yi. ngeen am lu ngeen ci xamee pour seen gouverne. voilà Pape Cheikh l'homicide involontaire prétexte bi sax moo nekkoon accident bi amoon temps yële Yoff te ñu gis ne que ki nga xam ne moo doon dawal camion bi finalement dañ ko tëj 6 mois ak amende 100 000 am ñu bëri ñoo xam ne nag dañu jàppoon ni que loolu ndaw na par rapport ak ñaari bakkan yi nga xamante ni rot na si mais il s'est avéré que cas homicide involontaire la on a jugé utile déjà définir ak waxtaan ak koo xamante ni xam-xamam da cee màcc mu wax ñu lan mooy homicide involontaire kañ la ñuy wax meurtre ak assassinat nañ ko déglu dellu si waat si plateau bi. Involontaire code pénal moom moo ko définir donc boo xoolee suñu code pénal maanaam charte bi nga xam ne nii moom moo daganal wala mu aaye yenn ñaawteef yi ñu koy wax code pénal boo xoolee ci article 307 moom moo définir lu ñuy wax homicide involontaire. ci définition boobu boo demee ci code pénal 307 article 307 day wax ni homicide involontaire mooy nga jël bakkanu nit te fekk tayoo ko te fekk amoo yéene wala boog intention jël bakkanam waaw loolu benn la beneen bi aussi mooy homicide involontaire mën na am fekk na sax nekkul yow sa jëma bopp yow yaa jël bakkanu nit ki mais day fekk ne yow sa bopp yaa nekk sabab bi maanaam su fekkee yow yaa nekk cause bi waaw boobu tamit dañuy jàpp ne homicide involontaire la donc kon pour mu leer homicide involontaire mooy à chaque fois su nit faatee bakkanu nit te tayu ko wala boog à chaque fois que nit nekk sababu li waral bakkanu nit ki dem su boobaa dañuy jàpp ne ñaari cas yëpp loi dafay jàpp ne homicide involontaire la donc loi bi dafa jàpp ne ñaari cas yooyu su amee ki ko def war nañ ko mën a tëj lu toll ci 6 mois jëm ci 5 ans ak lu toll ci 200 000 francs amende ba 300 000 donc loolu la code pénal tëral ci ki nga xam ne ni dafa rey te tayu ko waaw nit ku tey daal di rey kooku loi mi ngi koy wax meurtre donc loolu tamit boo demee ci code pénal da ngay fekk définition bi foofu parce que article 280 code pénal moom moo définir la mooy meurtre donc article 280 dafa jàpp ne meurtre mooy lu ñuy wax homicide commis volontairement maanaam à chaque fois soo jëlee bakkanu nit ba pare tay ko su boobaa dañuy jàpp ne yow def nga lu ñuy wax meurtre donc meurtre nag différence am ak homicide involontaire mooy que ni dangaa rey boo xam ni tayeef la maanaam tey yow yaa xool ba mu neex la nga décider joteeg nit rey ko su boobaa dañuy wax meurtre su boobaa article 280 moom mooy appliqué foofu. léegi nag am na aussi beneen façon meurtre boo xam ni xëy na moom moo gën a aggravé mooy lu ñuy wax assassinat mooy rey boo xam ni da nga koo préparé. non seulement yaa ko tey ba pare da nga koo préparé waajal ko moo xam par exemple nga dem jënd sa arme préparé ko joteeg nit jël sa temps préparé ko rey ko su boobaa yoon assassinat la koy tuddee donc da ngay gis ne kon am na ay différence ci diggante meurtre assassinat ak homicide involontaire mais jàppal ni ci ñetti cas yu yëpp rey am na ci maanaam faat bakkan am na ci mais dafay wuute waaw bu njëkk bi homicide involontaire faat bakkan am na mais tayeef amu ci da nga koo def te nekkul loo xam da nga koo tay bu ñaareel bi mooy meurtre mooy dangaa rey ba pare te tay ko bu ñetteel bi aussi mooy assassinat mooy rey boo xam ni da nga kaa tay ba pare daal koy waajal mooy li ñuy wax préméditation wala guet-apens en droit nga waajal ko jël sa temps def ko su boobaa nag sanction bi nga xam ne yoon moom la teg sa kaw dafay wuute en fonction ci li nga def. mu ngoog maître Ali Ndiaye lañ doon déglu avocat à la cour mu expliquer différence yi nga xamante ni moo nekk ci homicide involontaire wala différence bi nekk entre meurtre ak li ñu tuddee assassinat. Pape Cheikh comme ni mu ko expliqué article 307 du code pénal moom mooy wax ci li nga xamante ni moom mooy homicide involontaire. homicide involontaire na boo ko déggee mooy nit koo xamante ni dafa jël bakkanu nit te tayi ko wala mu yóbbu nit ci circonstances yoo xamante ni après daf cee mujj ñàkk bakkanam c'est-à-dire mun na nekk directement nga def accident nit ki jaare fa ñàkk bakkanam wala nga def accident nit ki jëlee fa feebar wala laago wala loo xamante ni fu mujjee ñàkk bakkanam yooyu yëpp ay xeetum homicide involontaire la loolu nag yoon rey nit te tayoo ko voilà loolu nag bu amee bu fekkee ni que dem nañ ba juge bi gis ne que loolu moo am dinañ la condamné li nga xamante ni peine d'emprisonnement boo xamante ni day jël 6 mois jàpp 5 ans
ba pare nga am ay amende yoo xamante ni da nga koy fay jàpp 20 000 ba 300 000 francs amende nag boo ko déggee état bi moom mooy moom xaalis bi doo ko jox ki nga xamante ni moom mooy victime bi maintenant su fekkee ni que li nga xamante ni rey nit bi si sa tayeef nga ko defee dafay nekk homicide volontaire ak meurtre yëpp benn la c'est-à-dire nga jël bakkatu nit si sa sago si loo xamante ni yow yaa ko tey yow yaa ko bëgg daal donc bu boobaa nag di nga encourir ay peine de prison yoo xamante ni mun na dem ba ñu tëj la si sa giiru ndugg ak liggéey boo xamante ni doo ko sañ a bañ maintenant bi nga xam ne nag moo ci gën a grave moom mooy assassinat boo ko déggee mooy koo xam dafa bëgg a rey nit mais da koo prémédité voilà donc da koy préparé togg ko ba mu ñor soit mu jënd armam denc ko wala mu lal ay plan wam wala mu ut ay substance am yoo xamante ni dafay waajal li nga xamante ni moom mooy rey nit boobu nag nit bu ko defee Pape Cheikh buñ ko ci jàppee ba reconnaître ko moom dootul génn kaso ci giirum dundam te mënul bénéficier si li nga xamante ni moom mooy circonstance atténuante maintenant mu am xeetu rey yoo xamante ne dañoo am ay seen ay tur maanaam mooy ay par exemple parasite boo ko déggee mooy nit koo xamante ne dafa rey ay waajuram yooyu nag mën nañ ko considérer ñi nga xamante ne ñoo la jur wala ñi nga xamante ne ñoo la rey wala ñi nga xamante ne ñu am rôle parent adoptif si yow ñoo la yar waa ñi la jur ak ñi nga xamante ni wala dañ la adopté ñooñu ñëpp soo fekkee ne que da nga jël seen bakkan ñooñu aussi dañ lay tëj ci sa giiru dund ba pare mën nga dem sax ba li nga xamante ni moom mooy peine de mort parce que Sénégal bu ñu fàtte ni que peine de mort dafay dox ba tey li nga xamante ni aussi moom mooy empoisonnement dafa nekk ci xeetu rey yi gën a bon aussi maanaam nga jox nit substance boo xamante ni da ciy jëlee ñàkk bakkanam boobu aussi ci prémédité non waaw prémédité la mais boobu tamit day dem ci yi nga xamante ni mën nga ci dem ba yow tam ñu rey la c'est-à-dire peine de mort ak feneen xeetu rey bi nga xamante ni dafa am tur bu particulier aussi muy infanticide maanaam xale boo xam ne day doog a juddu nga rey ko boobu muy nekk assassinat wala meurtre assassinat xam nga da nga koy waajal maanaam balaa xale bi di juddu nga waaj xam ne yow bu juddoo da nga koy rey wala mu juddu si jour bi mu juddu nga jël décision rey ko yooyu noonu aussi dafa nekk ci xeetu rey yi nga xamante ni mun nga ci am li nga xamante ni moom mooy travaux forcés à vie ba pare comme ni ma ko wax empoisonnement parasite infanticide yooyu noonu moo gën a grave ci xeetu assassinat yi man xeetu assassinat yu grave yi sama xel bi nga ko expliqué dafa dem ci lenn est-ce que bu fekkee dañ la dem ba nga tëj ba nga am li nga xamante ne moom moo di grâce présidentielle est-ce que ñooñ ci ñoom dinañ am bu ñu leen mayee grâce am nañ ci droit wala ñoom ils n'ont pas droit à ça xam nga grâce déjà balaa ñu la koy may dafay nekk koo xamante ni jugé nañ ko ba pare maintenant crime nag d'habitude bëriwul si liñ siy gracier nit maintenant des fois comme li ñuy wax dafay am loo xamante ni moom mooy circonstance atténuante c'est-à-dire comme gis nañ kaaw ñoo xamante ni dañ leen jàpp si ay délits yoo xamante ni crime la après ñu mujj dem ba am ay circonstances atténuantes c'est-à-dire contexte bi tax ñoom ñu def loolu donc parce que dafa nekk ay éléments yoo xamante ni il faut juge bi prononcé wu après jurisprudence ak lépp lu ko ëmb mais c'est très très rare nit ku rey nit mu dem si li nga xamante ni moom mooy ay grâce ak yooyu à moins que mu nekk comme li ma la wax ay xeetu homicide involontaire mais soo reyee sa tayeef lu ci gën a bëri 20 ans jëm tëj sa dund giirum dund ba pare di la teg liggéey boo sañ ta bay moo ci gën a bëri mado oui travaux forcés c'est ça travaux forcés voilà donc c'est clair leer na entre meurtre ak li ñu tuddee assassinat homicide involontaire voilà yàlla baax na fait divers yi moom temps yi ñu ciy dégg dafa bëri ba nga xamante ni finalement tu as même peur mais bon war a delluwaat ci ñaan yi comme ni ko Serigne su Makki di wax dal parce que je pense que tollu nañ foo xamante ne daal àddina dafa jaxasoo waaw mais am na ñu bëri nag loolu ñoo xamante ni Pape wàllum accident yi dañ siy wax ni que war nañ xool aussi contexte bi nga xamante ni mooy tax parce que am na yoo xamante ni ay xeetu responsabilité nit ñu na def loo xamante ni moom moo nekkul ci yoon maanaam otoom répondre normes yi wala amul frein wala amul visite technique ak yooyu mu jël responsabilité dawal ko ba lor nit mu ñàkk si bakkanam certes homicide involontaire mais cadre bi nga xamante ni la amee tam am na ay circonstances aggravantes. piéton yi tamit xam seen bopp. fii Sénégal da ngay dawal. gis nit ñi di dox ci tali yi. foo xamante ni pour oto la
mais ndànk la ñuy doxee. surtout booy yi takk seen écouteur boo leen waxee dox coolment bu leen oto xawee fël sax waaye doo daw ndànk. fekk ñoom ñoo jaar foo xamante ni oto moo fa war a jaar. pas plus tard que ce matin j'ai vu ci autoroute bi. autoroute déjà kenn waru fa jéggi. mais jaaroon ci pont bi ñu ngi jaar ci autoroute bi maa ngi gis benn femme bu ñu yëkkati mu wóor ma ni oto fël na ko wala laal na ko quoi. autoroute moom particulièrement bu ñu la fa fëlee moom yaa perte parce que foofu moom nit sax bu la fa fëlee amul dara loo xamante ni bon dina am homicide involontaire mais soo maytul sax du tëdd parce que du fu nit war a mën a jaar. donc am na cas yoo xamante ni nag boo ci exposé sa bopp déjà yaay lor sa bopp lor ñi nga bokkal parce que tamit nit ki am na loo xam ni sens de la responsabilité Pape Cheikh moo ko yor parce que fu oto yi di aw nga aw fa foofu moom yoon mënu faa teg lenn parce que waroo fa woon nekk à ce moment. voilà beneen souci bi beaucoup de conscience. gars yi di am fii ci tali Dakar yi mooy parking. gars yi du ñu am parking fi trottoir bi nga xam ne fa la ñuy teg pour nit ñi di fa jaar fa la oto yi di gaare aussi nit ñi dañuy obligé tamit di dox ci kaw tali léegi surtout les nouvelles constructions là kii ñuy tabax yu bees yi bâtiment yu bees yeeg wala bureau yeeg yi jege tali bi te toujours ñun dañu am culture léegi di tabax toujours mu jege tali bi bu ñuy tabax toujours dañuy bàyyi du ñu sóoraale mukk parking fu ñuy gaare bu fekkee yeneen dëkk yi da ngay dem dina am sax parking souterrain foo xamante ne oto yi nañu woon dugg ñëw gaare amul en toute sécurité mais ci kaw trottoir yi la ñuy gaare bu ñu nit ñi du ñu dox du ñu am fu ñu jaar dañu mujj di jaar dox ci kaw tali am na ñoo xam ne aussi même bu ñu gisee parking par exemple tàyyi nañ dem gaare fa man damay jël exemple sama wetu kër supermarché bu fa nekk am na parking derrière am na ñoo xamante ni dinañ jël peine vraiment dem gaare normal mais par exemple nous suñu trottoir yi mënatuñ ko utiliser ndax ay taxi à longueur de journée de 7h à 22h je dis bien de 7h à 22h nit amul fu mu jaar aujourd'hui yow boo waree dem ci supermarché bi en tant que piéton tu es obligé de marcher sur la route sachant que foofu aussi autoroute bi la su fekkee ni que oto laal na la fa yow piéton bi yow yaay am problème donc yooyu yëpp ay soucis la yoo xamante ne foog ñu jël ko en compte et puis bu ñuy wax ci homicide involontaire comme l'a dit Maïmouna tout à l'heure moi j'estime que am na ñoo xamante ne waruñu ci bokk parce que quand tu conduis une voiture sachant que voiture bi nekkul vraiment en règle par rapport ak rien kooku tey dama war a man personnellement bu doon man maay décider dañ koy boole ci ñi nga xamante ne vraiment dañuy rey nit ba pare préméditer ko parce que munoo di dawal oto frein bi baaxul amoo visite technique depuis combien d'années wala depuis combien de mois et puis leer na la ni lii ngay dawal baaxul souci yooyu la ñuy faral di am ak gros porteurs yi temps yi am na benn bu ci daw ba dugg ci benn banque gaañ fa ay nit kaawu xale yi également et c'est désolant ci dëkk boo xamante ne dañuy wax ne yoon après dañ koy dugal ci rang wu homicide involontaire yàlla baax na ndogalu yàlla du ndogalu yàlla à un moment mais dafa am benn règle de droit buy ñëw tout le temps mooy l'intention vaut l'action te ki doon dawal camion même s'il a été négligent ak duggul ci kii yi amul sens responsabilité mais juge bi dafay jàpp ni moom amul woon intention rey mais ay négligence am moo dem ba mu rey mais cas yi njaay di wax aussi li ma si mën a yokk tam mooy ñiy toog ci booru trottoir yi di jaay c'est vrai que daan doole neex na mais ñu si bëri ñoo si ñàkk seen bakkan parce que oto yi bu ñuy déraper wala ñuy jéem a éviter ñoom la ñu même si camion boobu am na benn marchand ambulant boo xamante ni maratali deytaani rayaale na ko et tout donc aussi ñoom tamit ñuy préserver seen bopp jaay neex na trop mais nga nekk foo xamante ne quand même am na sécurité voilà bañ a exposer ça yàlla baax na rek la ñuy def yàlla baax na être prudent c'est important il faut être prudent je pense que c'est important